Ba moo leen di may seen revue de presse. Bismillah, président africain yi day duñu tus termine yéene kaay ne tey nag laa leen di expliquer waaw suñu président yi la nan la ñuy caxat-caxatee kon suñu alal ci la ñun africain yi dama ne la lu tolloo ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay milliards la ñu fekk ci loxol président wu Mauritanie woon di Mohamed Ould Aziz. Allahu akbar, la ilaha illallah maa la ko wax lii tax na tubaab jaxate naan wax ma yow yaay président africain ban ma wax la sa alal nu mu toll. dis-moi quel président africain tu es et je te dirai quelle est ta richesse. la ilaha illallah xoolal ma ci 2011 waaw dama ne la président Ben Ali bu Tunisie kon ba muy daanu dañoo fekk ci ay coffre forum day koppar goo xam ne saaga la ci askanam laa lay wax ni Tunisie waaye saaga la tamit kon ci ñun africain yi la. allahu akbar, la ilaha illallah yéeni kaa yi déeme jaagi ne dama ne la loolee dafa sori laa la wax bu mujj bi day président africain mooy bu Mauritanie bi la Mohamed Ould Aziz juróom benn fukk ak juróom ci ay kilo or ak lu toll ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ci ay millions de dollars. allahu akbar, la ilaha illallah te xoolal rek yow ca jamono joojee feebar faju day doom bu góor la fii ci Afrique ubbil réew mi quotidien yéeni kaa gi ne xanaa xamoo leen ne opération wàllum xol le cœur centre cardio-pédiatrique yooyu moo la bu hôpital Fann bi waaw dama ne la xale yi kenn opéré tu leen ci wàllum xol maa la ko wax xale yi kay fi mu nekk nii dañuy dee en attendant opération yooyee di commencé waat. allahu akbar, la ilaha illallah yéeni kaa gi ne waxuma la sax corona gi waaw tardeel bi nga xam ne kon mi ngi koy tardeel wàllum opération yooyee waaye xoolal ma Sénégal ba mu daj amul fukk chirurgien cardiaque. allahu akbar, la ilaha illallah waay ana xëyu gone yi le ana xëyu gone yi ak Macky Sall critique yéene kaay ne xam nga wàllum naxaate tappale ak yoo xam ne yu defuwul ay daar waaw moom lañ fi nimi ko de dama ne la ndaw yi nga xam ne maanaam moom la ñu war a jox nag wàllum financement yi lée xaalis bari bi keroog ba séminaire présidentiel ba jeexee ak léegi ni lée ñoom xale yooyee amul benn kër di wàllum structure boo xam ne daal dinañ koy taxawal ni lée ngir nag ñu fay dem di jëlee ay xibaar ak li ñu mel de amul te gis nga nag boo sàgganee lu tollo junni ak juróomi téeméer ci ay ndaw dañu ñàkk nag seenu liggéey ci wàllum exploitation wu silex ba nekk ca ICS gëlay maar di tali Omar Faye leeral askan wi ci évidence yéene kaay ne gis nga Alassane Diallo mi directeur général u ICS tey kooku moom moo nar a daaneel Macky Sall daar balaa 2024 waaw parce que xoolal ma ñi nga xam ne ñooy exploitant ya nekk kon te silex googe la ñuy naqarlu impôt 1000 francs ñaari téeméer yi nga xam ne kon ñi ngi leen koy laaj ba pare di ko jox nag indien yi yow xoolal ma alalu Sénégal ñu ciy duma sénégalais xaalisu Sénégal ba pare ñoom sénégalais yi ñu leen cay fayeeku di ko jox ay jàmbur ji ay indien. allahu akbar, la ilaha illallah waa lii lan la libération yi nekk ay ne ay kon siti day waaw gis nga xeer bu njëkk ba bañ ko tegee ak léegi ni ne xeer bu njëkk boobee moom daa réer sax ci juróom fukk ak juróomi hectare 55 hectares yoo xam ni kon moom leen joxe woon promoteur ba day waaw moo ni dane woon nag ñetti weer yu njëkk ci atuk 2021 bi lée liggéey ba dana door France dal di xideen laa la wax Ibrahima Niang forum civil bu Mbour waaw nee na du machine du brique du ouvrier du dara bërëb ba daal maanaam dara nekku fa doy waar la doyoor waar day carte ga nag léegi leer termine yéene kaay ne élection locale yi day waaw président Macky Sall daal dinay dëggal nag mbir ma jàpp na dat de dama ne la ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2022 mooy élection locale yo dafa jot de barki yonent bi laas layam gée kañ la suspense bi kañ la date wa kañ la loolee moom léegi jeex na jàpp leen ne élection locale yooyee Macky Sall jàpp na ko dimanche la ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2022 sur quotidien ne Macky Sall kay la opposition ba bëggoon defa ko de da leen a football kay le quotidien yéene kaay ne dëgg la parce que opposition bi daal ñoom la ñu bëggoon mooy ñu organiser élection locale yi gën a sori dul passé weeru décembre laa la wax Macky Sall ne leen le 23 janvier 2022 la direct news ak source ané Antoine Félix Diome dana dem nag ca élection locale yooyee 23 janvier 2022 l'observateur ne dagg-daggaanu gox yi day Ndakaaru Njaay jël joo waaw mooy plan secret wu nguuru Macky Sall gi de mairie bu Dalifort ba boo sàgganee danañ ko yóbbu ca Ndakaaru ni te am na ay coppite yu doy waar yuñ nar a indi ca Pikine gële ak Parcelles roof leen ca Géejawaay ci Caaroy kaw day mujj dem biir Géejawaay gële fa la jëm de waaw te Parcelles Assainies boo sàgganee itam danañ ko dugal biir Géejawaay de waaw le tee mooy yéene kaay ne daggaatu département bi ngeen boobee Omar Gueye day séddale bukki la ko def de bii bukki bii njuur bii sàmba bii doomu bukki bii Omar bii Gueye bii doomu Omar moo raxel taal na dëkk ba parce que Mbambilor yéen waaw jaar ca kër Ndiaye loo gële ak jaxaay kunun dama ne la askan wa ca boppam kon jàpp nañ ne ministre Omar Gueye mi la li mu def du dëkk du yoon mënta ate ba pare bëgg a jongante dara waralul kon muy
caxat-caxatee suuf si lée lu dul mbirum élection moo taxit gox ba yëngu na yéene kaay Mamadou Omar Ndiaye gi ne gis nga dëkk bi mu yëngoo taay passé keroog mars waaw Pape Gorgui Ndong day nee na man président ak conseiller yi nekk ca palais balaa mere Pape Gorgui Ndong ne xam na ñoom ñoo woon président Macky Sall day li xewoon noonu événement yi looy njéeg dama ne ñoom ñoo ñag laa la wax man nag sama kër buñ ko attaqué Ousmane Sonko du fanaan këram laaste Amadou Diarra day dem na ca mburoog soow ba de ay waay jile Macky Sall nee na ko booloo leen ngeen liggéey ak ñi fi nekk nii tribune yéene kaa ne Amadou Diarra day mi dem APR waaw Amadou Diarra daal xam naa ne la mu wàcc woon tifli ko lekkat na ko de mar di dama ne dem na APR laa la wax waaye mbir mi nag du yomb ci moom de déedéet parce que Maguette Dia waaw nee na ñun d'accord nañ mu ñëw de waaye na ko leer na dootul nekk te Pikine Nord gi maire jamais parce que ñun nag dañoo am ay ambition Adja Ngoné Ndiaye ne dëgg la ñin suñu liggéey ñin waa APR Pikine Nord mooy jël place fa Amadou Diarra fii moom du fi nekkaat maire moom tribune yéene kaay ne en tout cas mburoog soo ba day ca conseil économique social et environnemental waaw conseil APR ya ña ngay dal ca kaw Idrissa Seck nag laa la wax parce que waa APR yi nekk ca conseil économique googee nee nañ Idrissa Seck respecté wu leen wéegu leen considération zéro Idrissa Seck daal ba mu ñëwee ba léegi ni dee recevoir u leen te pourtant recevoir na conseil yu réew mi waaye ñoom faale wu leen boobee benn ñaar ña nga xam ne kon ñoom la fa Mimi Touré indi woon mu jël leen football leen tegee leen ne le faalewul waa APR laa la wax ñoom Bassirou Seye day APR Thiès waaw ñoom day nee nañu mburoog soow bii du ci dal tey te du ci dal ëllëg ñoom APR ya nekk ca diwaanu Thiès kale d'accorduñ ci ñëw Idrissa Seck laa la wax ñëw sursaane kan mooy remplacer Samba Sall juge ba doyen des juges waaw Macky Sall de léegi neex na xarit dana convoqué conseil supérieur de la magistrature Macky Sall est-ce que du mujj def sa forcing nag tànn ko wutu direct news de solidarité day ci askan wi nga xam ne guerre bi laal na leen Doro Gaye day PDG dimbali na lu tolloo téeméer ak ñaar fukk ci ay njaboot ca Casamance ñëpp dama ne Doro Gaye ginnaaw tournée yi nga xam ne kon doon na ko def ca université yi lée waaw dem na seeti nag askan wi nga xam ne ñoo nekk ca Casamance kay te guerre ba defoon leen lu bon ak wàllum rébellion bi laa la wax wàllum dund lekk la askan wi nga xam ne kon daw nañu làqu feetu korité gi lée Doro Gaye wutalaat na ay nag julit ya nga xam ne kon ñoom ñoo nekk foofee suñu mbokk chrétien yi tamit Doro ba wu leen de déedéet parce que 13 mai bii di ñëw nga xam ne mooy Ascension waa ji pikiir na leen teraanga ji neex na waaye nag ak lu teraanga ji neex te teraanga wu pétrole bi ñëwagul teraanga gi des na de parce que suul gaz du ko tere xeeñ te 3e mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la Alaaji tëjal moom Lamine Diack jiite woon I2AF ak njabootam ñoo ko teertoo yenn ci ay autorité sportive ñu ànd si Alioune Badara Sonko Kori Diouf ba 21h jotee ci la ancien président bu IAAF Lamine Diack yegsi ci aéroport international bu Blaise Diagne moom nag mu duggoon ci avion bu Air France. doomam bu jigéen bi nga xamante ne mooy taaw ci famille bi di Mame Fatou Diack moom ko xool ci xar kanamam nga xam ni mbégte la àndal donte sax waxam guddul ak taskatu xibaar yi li muy wax mooy moo ngi remercier ñëpp ñi nga xamante ne taxaw nañ leen ba bii la jafe-jafe taxawee. loolu di sant di gërëm ñëpp ñi ngeen xam ak ñu xamul ñi nga xam ni vraiment les personnes les plus anonymes bien sûr le Jaraaf mais je commence d'abord par le bon Dieu sama famille. samay bàjjen samay pap yi nga xam ni sama magu pap bi fi nekk nga xam ni ñoom ñëpp dañu julli dañu sant dañu toute la famille Diaguet sans oublier aussi les amis la famille du Jaraaf la famille du sport l'État sénégalais qui a permis cela. ci fàttali depuis novembre 2015 moom Lamine Diack ci la tàmbalee am jafe-jafe ak justice française bi nga xamante ne dañ ko daanoon ci ñeenti atu kaso yi nga xamante ne ñaari lay tëdd mu nekkoon ci résidence surveillée ca diwaanu France. moom nag ñi ko daan tuumaal ci mbirum corruption yi nga xamante ne dafa soxaloon ay athlètes russes. El Hadj Mamadou Mansour maa ngi laa nuyu. maa ngi fi bu baax maam. démb la wàcc sa AIBD moom Lamine Diack mu di mbégte si ak njabootam. waaye sant yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin wax dëgg yàlla parce que loolu dong lañ koy yéene te loolu mooy li jaadu par rapport ak li mu liggéey ak fi mu jaar même ñu bëri dañuy wax Lamine Diack di wax football bi di wax athlétisme mais laata loolu Lamine Diack quelqu'un la ci Sénégal ci ay nomination ay takkatal ndomba tànk yoo xam ne jaar na ci Sénégal donc benn ministre benn kilifa bu Sénégal moo dundoon jafe-jafe yooyu donc bu ci génnee dañuy sant yàlla bu baax vraiment te ñaan yàlla wér tegu ci ak mu dundaat lu yàgg suñu kanam quoi. ñu àddu jëmale ci wàllum viol ak pédophilie ndax xam ngeen ne kon ci fukki tribunaux ak juróom yi nekk fii ci réewum Sénégal jàppale ne si fukk ak ñaar ya recensé nañ si lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn ci ay cas yu ni amel loolee nag ñu ngi ko doon waxtaanee si ab atelier de partage bu dox si diggante waa ministère de la justice yenn ci ay mbootaay ak kuréelu syndicat ajaratu ay Ñing. gannaaw ba ñoo teg jigéen ñi ak xale yi ay métit yu tar daan yi dañ leen a dëgëral. objectif bi moo nekk ne
dafay gën a dëgëral daan yi ñuy teg ci ñi nga xam ne dañu def viol pédophilie ak yeneen aussi infraction comme ay harcèlement sexuel yi ñuy def aussi ci milieu du travail jigéen ñi nga xam ne dañu ñëw bëgg a liggéey ñu ne leen waaw pour que nga ñëw nekk fii kat il faut que nga def lii il faut nga def laa alors que loolu dafa war a tegu fen mu di xoqatal yu syndicaliste yi di ñaawlu. yemul rek ci milieu de travail bi mais environnement wu milieu de travail bi aussi daf ciy influer ñëpp xam nañ ne loi bu bees bu ñëwee ba yéeg ba fa nga xam ne mooy criminaliser acte yañ cay def liggéeykat yi ak seen environnement ñëpp war nañu xam ci lan la aju ci lan la tegu. bari na yu ñu tënk dugal ko ci biir loi bi ba kenn du mën a porox ndollu ci li ñuy wax circonstance atténuante. Siré Sy ci wàllum viol ak pédophilie loi bi mel ni kon mi ngi def ay jéego ndax 451 affaires rek la ñu recensé jëm ci diggante janvier ak mars. waaw absolument loolu moom vraiment gars yi war nañoo gën a góorgóorlu quoi gars yi war nañoo gën a góor mais tamit xam nga loi moom dafa am benn caractère dissuasif bi ñuy wax quoi je pense que pédophile moom kuñ ci jàpp ba attesté ko vraiment ba mu leer man waaw ba may preuve moi je pense que en plus de sanction bi moom tàpp war nañ ko tàpp tamit quoi. tàpp lan tàpp ñi koy def pédophile man pour man daal ku dem ci xale ak nu mu fragile dem ba kii ba ñu attesté ko juge man daal pour man peine bi daal du tëj prison après génnewaat quoi moom dañ lay tàpp rek quoi. maire bu Alioune Ndoye ci boppam moom mooy maire bu Kayar moom nag nee na xel xalaatul mu yëkkati ay suuf di ko jox ngir nag ñu mën a exploiter jëm ci projet zircon bi mu day kaddu yu mu yëkkati si kanamu taskatu xibaar yi ñu teewlu ko. permis boobu duñ ci d'accord tey duñ ci d'accord fa ma nekkoon démb bëkki dem nag fa laa nekk ba tey ji te dama ko mës a changé. loolu ñu leen jox ministre jox leen ko jaarul mairie Kayar conseil municipal Kayar mosuñoo gis boobu këyit mosuñu def benn délibération te yaakaar naa man awma sañ-sañ ñu def loo xam ni conseil municipal délibéré wu te intérêt Kayar tey jii mooy ñun permis de recherche boobu waa commune Kayar au nom du conseil municipal mosuñu kaa gis mosuñu kaa dégg xamuñu ci dara te duñ ci d'accord tey mënuñ cee d'accord suba. léegi nag li ñuy ñaan di ko ñaan mooy président de la république loolu mën naa jur njombe ci commune Kayar mën naa jur njombe ci commune Diender. El Hadj Mamadou Mansour ñoo ngi ko gis maire bu Kayar nee na jëm projet zircon boobee da ñoom comme tak projet bi xamuñu si dara lu leer duñ leen jox benn suuf. waaw tout dépend xëy na ñoom dinañu opposé wu dinañu bañ. mais dañu am affaire ak benn état boo xam ne nag lu mën na mu ci wàllu exploitation. parce que souvent bu fàttali ni lu ñuy laal rek. fekk na waxtaan nañu ko ba teg ko ba noppi. soog koy laal donc dama xamul ba xam maire bi askan bi maire dina tax ñu reculer wala déet de toute façon war nañu xoolaat bu baax anam exploitation gi ñuy def ci suñu ressources yi. wala askan wi di ci gis seen bopp au moins xam nga fekkoonte woon ni tey bi ñu commencé exploiter zircon ak léegi Sénégal fa ñu koy jëlee ñi nga fay gis seen bopp gox bu ko am bu ne da nga yàkkamti ñu ñëw exploiter ko malheureusement demeewul noonu mooy li tax askanu Kayar di opposé wu. Siré nooy gisee refus bi nga xam ne kii def na ko monsieur le maire bu Kayar. waaw gis nga li dal zone boobu looloo dayoon dëkk bu tudd Qatar pour faire la transition entre Kayar ak Qatar gis nga Qatar bi ñu gisee seen pétrole bi toog nañ presque 40 ans doog ko exploiter xam nga la moo tax parce que ils se sont rendu compte que ñoom amaguñu ay ressources humaines seen économie tollagul foo xam ni war nañu exploiter pétrole te bu ñu ko exploiter ce sera au profit des multinationales xam na nañ def dañu fa bàyyi pétrole bi jël seen i doom yabal leen fu ne ci àdduna. xale yi dem jàngi wuti ay compétences. 40 ans après bi xale yooyu ñibbisee nag looloo waral Qatar bi ngay gis ne ak Émirats arabes unis ci côté Kayar fii noonu nañ ko war a def c'est-à-dire que fi mu toll nii économie Sénégal suñu duggee ci industrialisation daanaka duñu profité parce que ñun amuñu outils yi nekkagul suñu priorité kon donc pour man su ma doon choisir entre les projets agricoles ak projet industrie minier damay renforcer agricole bi bàyyi ba ci kanam ba suñu économie xaw ko gën a attan ma songu industrie bi mais pas songu ko pour ko jox ay multinationales mais songu ko même su fekkoon damay teg sax société nationale à vocation industrielle teg ko quoi mais à l'heure actuelle fi technologie toll fi moyen financier toll bis bu ñu ko exploité daanaka ñeneen lay gën a jëriñ ko ñun te zone boobu pratiquement suñu àggee ci autosuffisance ou quasi autosuffisance 8 mois sur 12 am nañ autosuffisance produits horticoles c'est grâce à la zone des Niayes donc ce serait très dangereux
vraiment pas du tout conseillé que ñuy transiger def fa ay mines yoo xam ne finalement ça profite au capital international. ñu àddu jëmale ci wàccaayu korite gi yaakaar gu tas ga nga xam ne moom mooy yoote ñuy liggéeyee ca kër gi di Forteza juróomi weer la ñu toog jotuñu seen i salaire moo sabab démb si toogaanu ñaxtu gi ñu yëkkati seen kaddu nee nañu màjjàlluñu seen koppar lañu yittewoo nañ leen ko jox toogaanu ñaxtu boobee nag becc nañu si yeneen i jàmbat ñu ànd seex kayor seen kaddu Samba Mbeng lay wuyoo. li ñuy dund ni tey jii njëkkoon nañ ko dund en 2018 toog nañ fi at moo xam ne si daanaka kenn fayuñu salaire tey jii loolu la ñuy dundaat toog nañu juróomi weer yoo xam ne si kenn fayuñu salaire nga dëkk ak ay nit ñoo xam ne si feet gi mi ngi ñëw xam naa ni korité duñu passé ñetti fan te korité wuñu léegi nag amul kenn koo xam ne si yaakaar nga ne am na lu yóbbu sa kër am na ñoo xam ne ngi ci ñun ñi di liggéey seen i kër tas na am na ñoo xam ne si tey jii seen doom dàq nañ leen école am na ñoo xam ne seen courant coupé nañ ko seen ndox coupé nañ ko te loolu lépp mi ngi tegu seen ndodd ñi feebar nañ leen faj prise en charge médicale amul kenn koo xam tey jii boo feebaree mën ngaa faj sa bopp IPRES depuis 2017 ba léegi amul kenn kun cotiser IPRES am na ñoo xam ne si nekk nañ fi 13 ans yoo xam ne si amuñu contrat te ñi ngi def seen liggéey ni mu waree. mu di boolu jàmbat lu fees del élage ñi di liggéey sa Forteza becc ko ni ki démb seen toogaanu ñaxtu bi. ñoom donc ñiy dund jafe-jafe yooyu bëri na lool ci Sénégal chaque jour ngeen jàllale ko mais dafay wane rek li may wax toujours ni dañu am affaire ak genn nguur goo xam ni néew na lu muy bàyyi xel ci ay liggéeykatam xam nga Mambay réew boo dem gouvernement ba fa nekk mooy protéger liggéeykat yi moo xam liggéeykat yi nekk secteur privé moo xam liggéeykat yoo xam ne ay étrangers ñoo leen di employé moo xam yeneen di liggéeykat mais tey boo demee amul société booy dem boo xam ne ay étrangers ñoo ko moom ñu traité fa nationaux yi traitement bu baax fii ci Sénégal mun naa la défier nga dem fu la neex boo demee ICS am na fa ay ingénieurs yu démissionné fan yi ndax ay maigre salaire yoo xam ne kenn mënut a xayma ni kuy liggéey ci risque boobu ak danger boobu daañu la fay lu toll noonu nga dem ci yeneen internationaux yi nekk fii implanté wu fi nga xool salaire yi ñuy fay nit ñi et dem naa dem ba léegi même nationaux yi ñi ñuy wax ay privé fii ci Sénégal dañu leen a toppandoo ci wàllu boobu da ngay gis benn patron d'entreprise de lu leer laa lay wax loo xam ne dama ci naan dut baaraam patron d'entreprise bu ñëw bëgg a yokk salaire ñi yor entreprise ba maanaam cadre ya ni du ci dal parce que telle société étranger lii lay fay ay liggéeykatam mais liggéeykatu Sénégal da ngay liggéey bu retraité doo taxawal benn néegu ñax xam nga ñii di manifester di wax wàllu Korité 5 mois fayuñu la am réew mu normal entreprise di dox ay liggéeykat toog juróomi weer kenn fayu leen te joxe woo benn explication te dëkk ba am yoon am loi non loolu doy na waar. ak lu fukki la rek. si dañuy desandeex waa Forteza liggéeykat yi wax nag seen porte parole bi nee na su weesoo la nga xam ne mooy seen jàmbat bi boo ñu xam ne wooteeg mbooloo taxaw si genn wet moo am sa kër ga ndax nag ba gaz ba tàkkee foofee sa ngajaga da leen jaral ñu dem jëli ji société Ali Burton waaye nag ba ñu dikkee nañu leen doon traité ñoom nag dañu faf sax soofante leen ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk fii di ay sénégalais ba noppi te ñooñee sax jotuñu fay lakk gi ñu teewlu sa ba tey ay kàddu yu tukkee ci Samba ki nga xam ne moom mooy Samba Mbeng. ñun li ñu jaaxal mooy bi tàkk-tàkk di amee waa Petrosen ak Forteza ak sax état bi dañoo dem jëli Ali Burton fay leen 2 milliards ñu nekk pendant 3 mois lakk googu ñoom fayuñu ko ba mujj gi sunu gars yi nga xam ne si ñoom lañ xeeboon ñoom ñoo fay lakk gi te fayuñu ko ci lu mat ñetti fan ñu jàpp nag ku mën a génnee 2 milliards ngir fay ko ñoo xam ne si dëkkuñu fi te liggéey bi ngeen leen santoon defuñu ko ñoo ko dax fuuf liggéey bi ñoom sax tubaab yi fi ñëw américains yi fi ñëw ci ñun leen ñu jàng liggéey bi waaye bu ñëwee jàng liggéey bi kenn ku nekk da nga am salaire boo xam ne dana kenn salaire ku nekk fi Sénégal ñu wutal ko logement jox ko téléphone sal lañ koy dëkkal jox ko oto jox ko essence am dara du manqué dund gi muy lekk sax ñun Forteza ñoo koy fay alors que ñun loolu fekkuñ jë yooyu nag dañoo bëgg mu jeex bi si 2 poids 2 mesures la ñuy dénoncer. waaw absolument gis nga réew lan la mënal askanam su fekkee dafa woo ay multinationales mu ñëw mooy mu sàmmonteeg travailleurs nationaux bi ñu teg leen dans de bonnes conditions ba pare entreprise bi di fay fiscalité normalement parce que bénéfice bi entreprise bi moo koy yóbbu xam nga lii lépp lu muy wane mooy sunu nguur yi dañu def benn erreur bu mag mooy affaire doing business ñoom dañoo jàpp ni yombalal le capital étranger investisseur ni ñuy tuddee dañoo nekk ñoom ci course vers ce qu'on appelle les investissements directs étrangers te actuellement fi économie àdduna toll tubaab yi ak moo xam fu ñu mënti jëm amul fenn fu ñu mën a daw ñëw def ci business fu dul Afrique donc yow koo xam ne àla kuli alin amul beneen pexe
bu dul Afrique rek la mën a ñëw pour mën a def yenn rentabilité kooku waroo ko may loo xam ne yow mayoo ko sax sa propre askan. Et foofu la leen les institutions de Bretton Woods naxee à travers ce qu'on appelle le doing business. Doing business mooy lan mooy defar leen seen économie ba nga xam ne da ngeen di yaatal investisseurs yi ñu ñëw pour ñu mën seen dëkk mën a dem oui d'accord mais actuellement nii suñu dawalee un peu def de l'intelligence économique on va se rendre compte que tubaab yi ñun dañuy def mel ni dañuy dagg sax suñuy sidit pour woo leen ñoom ñu ñëw may leen ay avantages yoo xam ne may ñu leen ko sax suñu nationaux yi te yow ki nga koy may nii ala kuli ali moo amul feneen fu mu jëm fu dul ci yow donc il faut ñu changer approche donc ñun affaire doing business yooyu waratul sax nekk suñu problème dañuy war a teg suñuy conditionnalité investisseur bu bëgg a ñëw lii moo fi nekk comme conditionnalité mais nii ñuy continuer nii nous on va s'offrir à la mondialisation mais on ne va pas s'offrir à la mondialisation et aujourd'hui enjeu bi mooy on doit s'ouvrir à la mondialisation mais jusqu'à présent la plupart de nos États ils s'offrent comme ça à la mondialisation et c'est dommage. ñaari fan la ñu sumb ngir nag amal ci ab grève mu di syndicat autonome des médecins pharmaciens chirurgiens dentistes du Sénégal ñoom nag la ñuy ñaawlu moo di ñeent ñu nga xam ne seen i naataangoo la ñu dañu leen nag maanaam amal ay poursuites judiciaires bokk na ci ka nga xam ne moo jiite woon l'hôpital Magatte Lô bu Linguère gannaaw l'enquête ba ñu sumb jëm ci lakk ga amoon sa l'hôpital ba ñeent ci ay bébé dox sa ñàkk seen bakkañ moom ci boppam ab délégation la defoon général bu SAMES doon fa amal ab ndaje ba assemblée générale sa biir l'hôpital ba Amadou Yeri Camara lii moo di ay kàddoom. ñu seetlu ne dafa am hôpital bi ñoo xam ne dañu doon def liggéey bu mucc ayib ndogal am ñu bëgg leen ko wékkin nag biñ leen ko bëgg a wékk dafa ñaaw ñu fàttaliku rek ne ñun kenn bañul justice am waaye justice boo xam ne dañ ne salaamaaleykum mu gis nit ne moom moo ko def avant enquête loolu day na xel mais 2021 bi accident bi amee la ñu soog a indi matériel bi. xam nañ ne matériel bu doy waar ak courant mënuñu ko ci dindi moo tax mënuñu comprendre que procureur ne day sukkandiku ci waxu Sénélec pour tuumaal ñi nga xam ne dañ doon liggéey. El Hadj dafa mel ni coowal hôpital Magatte Lô bi dafa nekk léegi si diggante waa ministère de la santé wala ministre bi si boppam contre waa Kër Docteur. mais grève bi nag teel na maam. waaw grève bi teel na lool. gis nga bu ñu fàtte ni ñun ñoo jëkk a dénoncé attitude bu Abdoulaye Diouf Sarr ci ba mu demee nuyuwul directeur ba xam nga wax nañu ko fa waxaat ko fa. ni loolu jaaduwul quel que soit mu ni dafa démissionné mu ni waat aussi dañ ko licencié. ñu ni yooyu ay détails la xam nga loolu dénoncé nañu ko mais nag bu wax dëgg jotee nañu wax dëgg rek jàppaguñu kenn tëjukuñu kenn mais ñeenti bakken ay xale yu nekk ci Grèce mu tàkk fa ba jeex ba mel ni matt loolu mënut a am ci am réew te duñu ubbi enquête. mënut a am ci am réew te duñu sanctionné ay nit. faw ñu sanctionné les responsables. donc man contre ma médecins yi ak seen syndicat bi seen grève mais dama précipité nañu ko heureusement. nit ñi dégguñu leen parce que grève bi amul doole démb ak tey te du am doole parce que it nag hôpital mënut a tàkk càggante am fa ñu xam ne absence amoon na ca place ba doon lakk ba ñu yeex a intervenir ba ay ñeenti xale lakk fa ba ñoo xom et ñu ubbi enquête ñu ni du leer dina am enquête et dina am ay sanctions loolu mënut a ñàkk sanctions yooyu ci la ñuy amee ñoom occasion yi waaw kay ñun bi ñu juumee sanctionné nañ ñu maintenant ñun tam lii la ñuy exiger ci gouvernement bi defal sa devoir pour laaj sa ay droit mais lu ñu bëgg ñu bañ a sanctionné ñooñu wala ñu bañ leen a topp lu ñu bañ a ubbi enquête dina am enquête dina am sanction parce que ñeenti bakkan ñoo deewu atroce dee bu metti dee bu ñaaw dañ bàyyi ñu enquête te ñu bàyyi grève bi en attendant léegi nag bu ñu eggee ci jugement bi légalul baaxul ñu continuer dénoncer te bu boobaa képp kuy patriote képp ku normal képp kuy sénégalais di nga ànd ak ñoom ci xeex boobu ngir demander justice pour leer ci boobu le jugement mais mënuñoo bàyyi nag ñeenti bakkan lakk noonu te duñu ubbi enquête. Siré waa SAMES ñoom nee nañu mbaadu culture de l'impunité jamono ji dañ koy faral moom lañ bëgg a saxal fii ci réew mi. waaw non il faut mu am comme am na coupable moom il faut mu am ay sanctions comme ni ko sëñ Mansour waxee quoi donc ay bakkan yu rot moom surtout ñu doon ay tun tànk négligence am na ci te faute lourde am na ci donc il faut ñu sanctionner mais tamit ci li may comprendre un peu syndicaliste ñu wax il y a une responsabilité pénale mais il y a une responsabilité aussi civile. mooy ministre bi déjà yow soo nekkee moom la Mansour doon wax keroog ministre Diouf Sarr li mu def noonu ñëpp a koy ñaawlu parce que yow mënuloo nekk
kilifa ci benn ministère ak jéey bi nu mu mënti toll yow dafa war a am noo taxawee parce que yooyu yëpp yaa leen njaboote. donc amuloo pour dem di leen wili pande amuloo pour dem di ñëw foofu di def et puis c'est même pas élégant quoi ngay ñëw doo nuyoo gars yeeg yooyu donc loolu bu ñu ci demee mooy après li ñuy réfléchir mooy est-ce que hôpital boobu jotoon na jumtukaay yi mu war a jot. xam nga affaire bu ñu ko demee topp ko ci biir faute am na il faut que ñu sanction am mais tamit il faut ñu vérifier tamit après je pense que syndicat yi foofu la ñuy waxee est-ce que en amont mënuñu woon a fàggandiku accident bi est-ce que bu lii amoon na almaloon mais est-ce que yooyu kan moo ko war a teg mais c'est le ministre qui est responsable. moo tax voilà le coup est déjà. li du am mais lii am na ba noppi. voilà après tout à fait moom moo tax loolu moo tax de comme loolu am na te ñoom ci seen négligence la loolu ñoom ils sont coupables ñoom dañ leen di sanctionner à la kuli àllin mais tamit ministre bi ci boppam. waruñu ko aussi mën a bàyyi noonu tamit parce que. dañu desandi ba tey ci wàllu wér-gu-yaram santé ak garab yu bon yi nga xam ne dañ koy faral di nemmeeku wala na muy duggee ci réew mi dara aussi yoon Safiatou Ba lañ si àndal ñu gis ne jamono ji waa douane saa su ne ñu ngi lay teg loxo diwaanu Kaolack Fatick bokk na ci gox yi nga xam ne bari na fa lool ndax suñu jegeantoo ak Gambie la am déet Safiatou Ba. beneen saisie médicament bu brigade commerciale bu douane bu Kër Ayib ca Kaolack def mu di saisie record boo xamante ne rek toll na si juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti kilogramme jëlee ko ci benn camion bu jógee Gambie mu di bu topp rek ci bi ñu amaloon fan yi weesu ca Mbour ci waral nga xamante ne suñ ko xaymaa toll na si juróom-ñetti fukki millions ci suñuy koppar mu mel ni traficu garab saafara ko du yomb ndax nag suñu xoolee bu yàggul dara produit pharmaceutique yu takku yi nga xamante ne rek saisiroon nañ ko ci Padois te mu jur coow lu bëree taxul ñi nga xamante ne ñoo di trafiquant yi dellu ginnaaw région centre bi nag ndiru zone boo xamante ne fa la trafiquant yi di gën a yëngu ndax nag ñu ngi fàttaliku itam faux médicament yoo xamante ne rek saisiroon nañ ko ci Toubacouta nekk ci région bu Fatick mu mel ni région centre dafa am benn particularité ndax nag li mu jege réewu Gambie nga xamante ne jëfandikoo faux médicament nekk na luñ fa ràññee trafiquant yi ndax rek dañuy jëli garab yi ca Gambie jaarale ko foofu rek ngir dugal ko fii ci Sénégal lu mu ci mënti doon rek traficu garab nduru na luy dugal koppar ndax suñu xoolee douane sénégalaise li mu saisi yi nga xamante ne mu ngi koy amal saa su ne te teewul benn yoon ba ñi nga xamante ne ñu ngi koy def dellu ginnaaw. ñu àddu jëmale ci xaatim déggoo maanaam protocole d'accord bu dox si diggante direction bu CROUS bu Thiès ak intersyndical bu ñooy liggéeyee ca kër ga juróom-ñeenti ci ay poñ ñëw sa tënku juróom-ñeenti poñ yooyee Abdoulaye Diop secrétaire général ba ci boppam moo ñu siy gindi. parce que ñun tey bu ñu fi nekkalee ay travailleurs tey ñu dem ba nga xam ni lépp loo xam ne moom la ñuy xeex day delluwaat ci travailleurs yi parce que boo wax nañ ko léegi 84 agents yoo xam ni seen situation day changé am na si boo xam ne sax ñun defuñu ko si woon mais directeur moo na ko si yokkal xëy na da koo fàtte parce que am na reclassement à titre gracieux yoo xam ni may na ko syndicat bu ne may na la peut-être da koo fàtte wax mais loolu bi ñu ñëwee moom si mbaaxam moom moo ko ñëw joxewaat donc ku mel noonu rek vraiment dañ koy sant parce que nekkaluñ fi suñu bopp ay travailleurs ay liggéeykat lañ fi nekkal liggéeykat yooyu la vraiment dañuy bëgg à chaque instant rek fu ñu taxaw rek ñoom ñu am kontaante si ñun. ay ca ñaareel pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. ay ca El Hadj rappel nañ ci wax dañuy jàpp daat ayca bàkk ba ji Pape Mante bu daal teew man a kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Ndiaye. alhamdulilah waaw ñu ngi góorgóorlu. waa Jam City. waa ñëpp a ngi si jàmm. basketball African League entraîneur bu AS Douane mu mel ni kon lu mu amal ni moom ay adversaire am yu gal bu lay waajal. waaw xam nga nag waa AS Douane ñoom la ñuy woowee les Gabalou ñoom nag bii mooy seen première participation ci édition bu njëkk ci trophée basketball African League ñu fas yéene ko amal foofu ca Kigali ni ki fukki fan ak benn jàpp fanweeri fan ci weeru mai gi ñu nekk jàppale nag ñi di waa AS Douane ñoom dinañ ci laale ak GS Pétrolier bu Algérie ak Ferrovario bu Mozambique ni ki noonu waa Zamalek yooyu la équipe nag bokk ci équipe yu gën a xarañ si fukk ak ñaari équipe yu teew ca Kigali ngir nag bii li compétition kii di Mamadou Gueye Pa bi ci jokkoom ak Sadio Abibouka ci li indi ay leeral ñu teewlu ko. ci njëlbeen bi ñu ngi am GS d'Algérie soo ko déggee équipe bu mag a mag la am habitude dem Afrique di représenter pratiquement tam seen équipe nationale plus des renforts ñu am benn jeu boo xam ne comme waa
Zamalek yi ñu war a tasal tam suñu 3e match. c'est des Maghrébiens un jeu boo xam ne dafa basé wu pratiquement si sànni bu bëree bëri défense en zone bu bëri am sens tactique tamit bu élevé. beneen équipe bi ñuy tasal nag mooy Fèvre Yoro de Maputo dafa am habitude ñëw ay Coupe d'Afrique des clubs di représenter pratiquement équipe nationale Mozambique bi ba pare am ay renforts yu baax a baax yi ma xam sax ñun itam ak effectif bi ñu yor surtout au niveau des arrières au niveau national yàgg nañ côtoyer la scène internationale di leen mën a rivaliser ak équipe yi ni représenter dignement le Sénégal. wàllu football la ñuy àddu wax nag yàggatul dara Sonacos dana mën a amal ay jongante ci stade Elimanel Fall. waaw Sonacos nag moom dina mën dalloo ay jonganteem foofu ci stade Elimanel Fall bi nga xam ne nag seen gazon ba gannaaw ba ñu ko defaree yàggul dara moom nag dafa mujjee yàqu waaye nag club bi di jàmbaar ñoom ñoo leen nag mujjee may ab gazon bu ñu yoroon kon nag ñu fas yéene ko tegaat foofu pour nag ñoom ñu mën a nag di recevoir seen ay jongante foofu mu nekk nag li nga xam ne kii di président bu Sonacos di Omar Samb moo ngi koy rafetlu ñu teewlu ko ak Abdoulaye Diagne ni ki noonu Ousmane Diouf. dafa nekk gazon boo xam ni dañ ko teggee fenn di ko indi du mel ni ñuy teggee gazon bu bees dafa laaj benn technicité boo xam ni na mën a dem 2-3 ans voire 5 ans et loolu vraiment moo tax il est difficile fi mu nekk nii ñu wax ni dinañ ko def ci diiru 2 semaines wala diiru 3 semaines mais li wér te wóor daal mooy yéene bi ñu am mooy fexe ba nga xam ne nu mu gën a gaawee ñu mobiliser tous les moyens nécessaires pour que pour ñu teg ko vraiment le plus rapidement possible pour ñu mën a commencer ko utiliser semaine bu mu paree gëm naa ne semaine boobu bu Sonacos day recevoir Sonacos day ñëw te niñ ko jàppee sax dañ naan xaj na peut-être à partir de la 6e journée jombut dinañ war a mën a ñëw di recevoir fii incha allah nu mu gën a gaawee daal dinañ mën a accéder waat encore ci terrain bi. ñu àddu jëmale ci stade Lat Dior bu Thiès sax bi nga xam ne kenn homologué ko waa CSTP ñoom ñu ngi si raxas seen loxo ba mu set. waaw raxas nañ seen loxo ba mu set nag entreprise bi nga xam ne kii di Mbaye Faye moo ko jiite di CSTP SA ñoom daal gis nañu ne liggéey ba lu ñu leen santoon nekkuloon nag ay taxawaay yi nga xam ne équipe nationale dina fa mën a recevoir ñoom dañoo jàpp ne daal équipe nawetaan yi ak club yi ngeen xam ne ñoo xam ne nekkee ci diwaanu Thiès ñoo fa waroon nag dalloo seen ay jongante en tout cas cahier de charge bi daal respecté nañ lépp bu ñu sukkandikoo ci nag kii di directeur technique bi moom mi la moo doon jàkkaarloog taskati xibaar yi ci teewaayu kii di Soxna Fall. CSTP bu Mbaye Faye teggi lañu gàllu ci loosam ci stade Lat Dior bu Thiès. ñun de li ñu dafa gum mooy ay réfection stade moo ci ëpp te li may wax ci c'est stade de proximité te ñun stade yu ñu defara gum daf pelouse yeeg yooyu fa la ñuy jouer championnat Sénégal yi ñeneen defar nag gis naa ay yàqute. entreprise bi di leeral ci fànn bi nu ko santoon ngir mu liggéey ca. aménager waat li ci suuf. pour que équipe yi mën a dugg ku nekk am vestiaire ak yooyu defaraatal leen ay projecteurs defaral leen château d'eau defaral leen forage ak yooyu pour que au moins jeune Thiès yi mën faa football donc leneen li ñu ciy wax muy waxu homologation ñun wax dëgg yàlla xamuñu ci dara. waaye dikkaan na tam ci naka la ñuy amee marché yi. ki ñu sant liggéey bi day joxe liggéey bi bind ko ci journaux yëpp ne ku mu neex nga jënd sa dossier nga ñëw déposer sa dossier wax ne ñaata nga koy defee kañ nga koy def. noo koy defee ak kan nga koy defal. CSTP nii lépp luñ ko ci santoon rek matal na ko ba mu mat sëkk ci stade bu Lat Dior boobee nga xam ne ba nu koy defar équipe nationale taxu ko woon a jóg waaye pour jongante yu ndaw yi wala yi gën a jege. El Hadj yaa ko dégg kon entreprise bi di CSTP SA en tout cas ñoom jàpp nañ daal liggéey ñu leen santoon ci stade Lat Dior bu Thiès def nañ ko waaye nag équipe nationale di fa recevoir loolu moom bokkuloon si seen nag cahier de charge bu ñu signé woon ak gannaaw ba ñuy réhabilité li di jëm ci wàllum stade bi. xam nga ñoom mënoo leen a weddi ndax li ñu wax boo ko weddee doo fa teg leneen. nee na li ñu leen santoon def nañu ko. mais ki leen ko santoon mu ngi fi. kon ki leen ko santoon di mataaba la ñu koy wax ni li nga sante woon baaxul. nga rendre compte. ana ñooy def ab stade annoncé fukki stade yooyu yeesalaat def fa ay gazon synthétique waa jàmbaar di xolli gazon di ko may waa Diourbel mu nekk Fandam. léegi sax tiit ci Sénégal ci région mu toll ni Diourbel ak li fa ak ICB booy fàttaliku ci saanu footballu Sénégal. nga xam amoon na ci équipe yu gën a dëgër ci Sénégal. bu ñu demee ba gouvernement yi defar lu stade Lat Dior mais ñu wax ki koy defar ni ko entrepreneur bi koy defar pour ay championnat national la. maanaam kon sóoraale wuñu woon sax ni mën na am ay match international. donc mooy wane ni kon ñun suñu football du tus. ba tax ñu indi différence ci bu ñuy dalal waa France ci Sénégal ak waa Sénégal di football te ñu bëgg a am championnat bu dëgër. bëgg a tabax football de base bu dëgër. tey dañuy caaxaan. gis nga nit ñi journalistes yi. ñu wax di poser Maktaba ay questions yu baax ak Augustin Senghor footballu Sénégal doxul. nañ joxe bu ñu joxee ay résultats dañu wax loolu mooy dëgg footballu Sénégal doxul parce que defuñu benn résultat ci wàllu infrastructure
Mauritanie moo la devancé Gambie moo la devancé te bala nga koo xam du ñoom ñaar ñëpp qualifié nañu CAN bàyyi bañ dem CAN. gis nga li ngay wax ni performance boo xam ne li ngay wax ni li koy firnde rek. amuñu équipe sélectionneur la ñu am Aliou Cissé moo ñuy sélectionné. li koy firndeel rek waxtu wi ci plateforme bu ANPS bu agent presse nationale bi loolu la ñuy waxtaanee ngir lu jëm ci wàllum stade tey jii soo demee stade Léopold Sédar Senghor daanaka da ngay rus parce que soo xoolee amatul dara loo xam ne rek mu ngi firndeel ni stade bi mënut a recevoir ay kii. Léopold boo ko demoon tey di football ay njugum ñoo lay yuux ñoo lay supporter ay njugum. non si il a parfaitement raison en face Grand Médine bu bal talee njugum naaw. côté en face Grand Médine image yi foofu noonu franchement parler doy na war trop. ati ñoo di jëmale championnat européen ak programme mu tey jii. waaw programme mu tey jii fanweer ak juróom-benneelu bëccëg ca Serie A kon ñu jàpp ne bu 18h45 jotee Naples moo fas yéene dalal ñii di waa Udinese kon naatango Kalidou Koulibaly nag moom gannaaw ba ñu nag nekkee ci position bu baax ci top 4 bi dañoo ba nag bëgg a gën a dëgëral seen place boobule ngir nag moomuñ leen yóbbu Europe ni kii nag déwén Ligue des Champions ca Premier League moom tey nag la ñu amal match retard ak match avancé 32e journée retard bi 19h15 à Southampton ak Crystal Palace lay doon 36e journée bi nag match avancé 17h ci diggante Manchester United ak Leicester dañu jeexalee ko foofu ci Espagne ak fanweer ak juróom-benneelu bëccëg bi kon tey ñetti jongante moo ci fas yéene am 17h Osasuna dina dalal équipe bi di Cadix 18h Elche lay doon ak ñii di waa Alaves 20h ci diggante nag Levante ak équipe bi di FC Barcelone lay doon kon Hadj Mambay fii la ñuy ndax keppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. loolu mooy jongante yi war a am tey jii. waaw waaye président Macky Sall moom it jàpp na jongante bi de date bi le 23 janvier El Hadj pour élection locale yi. yow moom da ngay samp sa ndënd ngay xox wala. non du ma samp sama ndënd man politique ma ak maa ko politique toujours maa ngi ci côté askan wi mooy sama parti mais maam. li ma doon wax fii si la toog laa leen ko doon wax. le 23 janvier. ba 1er juin. matul 6 mois. manqué na 23 jours. après am nga 2 semaines pour mën a def réclamation avant ñuy annoncer résultat définitif bu ñu ko annoncé ba noppi diggante bis ba ñu ko annoncé ba fi ñuy defee élection législative mooy nekk juróom-benn weer. opposition bi lan lañ jëkkoon a wax nañ def audit fichier électoral mais laata audit bii ñu doon contesté semaine bii passé semaine ba la jiitu lu ñu doon wax nañ jàpp datu élection yi. ñu doon xëccoo diggante décembre 2020 ak janvier 2021 mu jigi ci defaat beneen rencontre ñu ni 15 jours yi jëkk yi ci janvier 2021 gouvernement bi ni 15 jours yi mujj yi ci janvier 2021 ñu ba jékki-jékki bàyyi fa date ba jékki-jékki ñëw ci audit bi xëccoowaat ci audit bi question bi ma posé ma laay posé waat opposition bi rôle pour qui rôle pour qui parce que fi mu nekk nii bëgg ak bañ date bi ñu jàppoon élection législative yi bëgg ak bañ mënatul am te loolu laa doon bañ député yi seen mandat jeex te du ñu def ay élection te bu ñu fexee ne ba yoon maanaam bu fekkee constitution moo tëbal élection législative yi président saa bu ko neexee la koy def député yi dañuy continuer nekk assemblée de façon illégale wala illégitime bokk comme ni ko suñu maire yi defee ñaata kañ la mandat wu maire yi jeexoon jege na 2 ans député yi noonu la ñuy def à l'Assemblée nationale te loolu laa doon éviter parce que ay maire yi seen mandat jeex ñu toog fa moo tane ay député yi seen mandat jeex ñuy voté ay loi des à l'Assemblée nationale te bu ñu defee élection locale yi le 23 juin proclamation bi 2 semaines après dañuy dugg ci mois de février ak juin motul 6 mois te diggante élection dafa war a nekk 6 mois donc élection législative yi code bi yoonu Sénégal moo koy tëbal systématiquement kenn du ci am pexe président lay neex mu tënnu ko saa bu ko neexee c'est très dommage léegi nag moo tax te opposition bi xam nañu ko ñoo ma gën a xam ñoo la gën a xam ay élection ni muy doxee donc kan lañ